asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Population Géoul ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara. xam naa tur bi Cheikh Ahmed Tidiane Dia bokk ci coalition Yewwi Askan Wi pour la commune de Géoul. xam naa ñu ngi nuyu waa dëkk bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ziyaara di leen balaax te di leen bal. xam naa mu mel ne suñu xoolee dana gis ni bientôt ñu dugg ci campagne bi incha allah. ñu war a dem ci ay élection yoo xam ni mën nañ ko tuddee élection locale mu mel ne ci kaw loolu nag ñu am benn coalition bu ñuy tuddee Yewwi Askan Wi parti yu bari bokk ko suñ tuddee coalition nag yaakaar mën na ci dal parce que mën nañ xam ni kon c'est une équipe nag suñ ko tuddee ku ne mi ngi ci mais ñu wax leen ni ñun ñëpp benn objectif la ñu am mooy incha allahu rabi le 23 janvier suñu candidat bi nga xam ne moom la ñu investir mu nekk monsieur Magaye Gaye ñu jël ndam li incha allahu rabbi loolu nag pour ñu mën ko li ñuy wax rek mooy ñun ñëpp nañu nekk benn àndandoo di yëkkateendoo di tegandoo bi ci desin mooy ñu dugg ci nit ñi wax ak ñoom parce que ñun suñu objectif mooy changer li fi nekk. pourquoi pas waruñu ko mën changer parce que ay doomu dëkk bi lañu juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi xam fi lu bari aussi kon jàpp nañ ni suñu àndandoo nekk benn jël suñu ay loxo jàppoo lu ñu bëgg mën nañ ko am. te mooy ñu fexe ba kenn ku ne bépp Géoulois mën a gis sa bopp ci dëkk bi li say àq di sa ay yelleef di ay opportunité di ay avantage nga mën ci daj sa loxo loolu nag pour ñu mën ko am faaw ñu am njiit boo xam ni dafay nekk ku généraliser dafay nekk njiit boo xam ni ku social lay doon dafay nekk njiit boo xam ni itamit ku yaatal la ku bëri yërmande la mais aussi comme objectif la loolu nag am nañ ci yaakaar bu baax ci ki nga xamante si moom mooy suñu leader ñu investir ko mu nekk monsieur Magaye Gaye ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale suñu mbokk Mansour Ndiaye nekk war a nekk incha allahu rabbi premier adjoint te loolu sax dañuy ñaan suñu borom mu defal ñu ko ñu war a nekk aussi ñu ni deuxième adjoint ak conseil yi nga xam ni kenn ku ci ne mën nañ wax ni sa xam-xam màcc na ci wàllu yor waxuma la yor sax commune mais réew sax mën nga ko yor parce que itamit suñu xoolee coalition bi mën nañ wax ne ñëpp ay cadre lañu ñëpp ay borom xam-xam lañu bi ci des mooy ils sont compétents mais aussi ils sont sérieux te ñaar yooyu lu am solo la ci ànd compétence ak sérieux su ko defee kon loolu moom moo tax ñu am yaakaar ni suñu taalalee suñu loxo population Géoul danañ ñu jàppale parce que xam nañ ñun ñëpp ñoo bokk benn objectif mu mel na kon ci kaw loolu nag moom moo tax itamit ibbi nañu benn lien boo xam ni dañu wax ni képp koo xam ni ba nga participer def sa participation ci Yewwi Askan Wi boo duggee ci lien bi mën nga ci participer bu fekkee itamit xëy na lien bi joti woo ci wala mu xaw a compliqué mën nga jël numéro bii ñuy wax mu nekk 78 601 04 52 foofu itamit mën na nekk Wave sinon mu nekk Orange Money kenn ku ci ne daal jàpp nañ ni war nga mën a am loo contribuer par rapport ak sa participation ci li nga xamante si moom mooy coalition Yewwi Askan Wi su ko defee kon ñu ngi lancer appel wax ak ñëpp donte Géoul yaatu na am na ñu wër itamit ñi nga xamante si ñi ngi ci yeneen village yi mais li ñu yëg mooy kenn ku ci ne am nga mbokk ci dëkk bi kon ñi ngi lay lancer appel di la wax ni kenn ku ne ñi nga fi am nga wax ak ñoom wax leen ni ñun ñëpp ñoo bokk benn objectif te mooy incha allahu rabi le 23 janvier buñ ci àggee ñu jël ndam li mu nekk ndam lu sedd guy yi su ko defee suñu ay mébét ak suñu ay yéene ñu mën ko mottali ci jàmm ak salaam su ko defee xëy na waxtu yi dafa xat te li ñu war a liggéey itamit bari na su ko defee dañuy tënk foofu rek di lancer appel encore une fois kenn ku ci ne nga jàpp ci te xam ni ñun ak yéen ñoo bokk combat bi ñoo bokk objectif yi ñoo bokk aussi bëgg-bëgg yi kon ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara di nuyu encore une fois kilifa diine yi nga xamante si ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di leen beral nuyoo di leen jox seen wàccuwaay aussi kenn ku ne itamit saafonte nañ ak yow nga ñaanal ñu kon ñi ngi ñaan yooyu yàlla yàlla mottali ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum yéen mbokki waa Ngumba kenn ku ci nekk maa ngi koy nuyu ci turam ak ci santam di ñaan yàlla sama kàddu yi fekk leen ci jàmm fekk nu ñun tamit ci jàmm man maa ngi tudd Modou Guèye Ndiaye bokk convention citoyenne neneen di waxee tamit ci ndigalal sama coordinateur Djeylani Sarr
dafa génn xam naa ci kanam tuuti dina ñëw incha allah mbir mi nag dañuy ñaaxaat rek population bi parce que ñun boo gisee ñu dugg ci politique bi kenn taxul ku dul sunu njaboot gi muy njabootu waa dëkk bi liñ ci dugal tamit ñu bari naqar la rek comme ni ñu géré dëkk bi ki ko géré mi ngi fi depuis fukki at ak juróom-ñeent ñu koy wax 19 ans mi ngi ci dëkk bi moom mooy def moom mooy dindi même réunion yi bu ñu demee réunion ak ay conseillers yi dafay xaar ba ñëpp wax mu ne leen loolu du am li ma bëgg rek a fi am te loolooy am ñu ñaaxaat waa dëkk bi nag parce que parfois sax da ngay taseeg nit di wax ak moom ci cadre politique li mu lay wax mooy mais su ngeen ko fi dindee kan ngeen fii teg ndax poosam non maire du poos amul benn maire boo nga xam ni da ngay jël sa xaalis di ko def ci mairie bi xëy na am na sax mais as tuut mais bariwul mais problème bi nañu xam jàpp ni mairie bu nekk yow yaay fonctionnel sa bopp parce que état nguur gi dafa am lu muy dugal amul mairie bi contre na ko amul mairie bee moom la àndal ñépp la ko yemale plus les bailleurs ñu bari dañuy ñëw mairie bu taxaw am na ay ñu nga xam dañuy jóge bitim réew ak ñoo xam ne fii Sénégal la nekk ay ONG force ñu ñëw jàppale si la loolu nag moom mooy dundal mairie bi loolu dañ leen koy fàttali gis mbir mi tamit dafa dem ba fi mu toll nii dafa jéggi dayoo parfois dafa am loo nga xam ni ONG moo koy indi def ko fi sax dañ naan noo du ONG bi maire bi moo ko fi def te géewulaa yu bari ñaax nañ leen ci wax na leen ko guddi wax na leen ko bëccëg mais dafa mel ni dégguñu ndigal loolu ñu leen koy baamtuwaat lu bari loo nga xam mi ngi dugg ci dëkk bi bari na muy làmp yi ñuy wax ni Sénégal foo tourné mi ngi fi ab programme la man am na sama benn xarit bu ma ko waxoon ni ma carrément làmp mi ngi bëgg a ñëw bi ma koy wax ak bi làmp yi ñëw juróom benn weer la ni nanu moytu bu dikkee ñu ni maire bee ko fi def ñu koy baamtuwaat maire bi defu ko fi programme national la dëkk boo dugg ci Sénégal làmp yaa nga fa ak leneen bari nañ ay naqar yoo nga xam ni dafa bari amuñu temps bi pour wax ko mais ma ñamal leen ci benn rek boobu mooy sunu ndox mi dem na ndakaaru depuis longtemps ñun ndakaaru moo ni alimenté léegi xam nga nit ñi buñ ko déggee seen nopp danañu wax ni mais loolu nan la mën a amee mais ndox moomu dem na Dakar depuis longtemps fii lañ branché tuyau yi mooy sunu château d'eau bii nga xam ni mooy source de Géoul dem forage bi dem na bu yàgg Géoul donc léegi Dakar ni mu nuy fournir ndox benn looke la ñuy bës ndox mi ubbeeku château d'eau bi fees premier château d'eau bi fi njëkk fees ñu tëj bu ñu demee ba ci kanam tuuti ndox ñàkk ñu naan robinet dafa coupé robinet coupé wul ndox mi moo dem Dakar loolu bis bu nu yàlla mayee ñu jël mairie bi parce que am nañu ay compétence yu fi nekk ay gars yu compétent ku mel ni Magaye Gaye ku mel ni Mansour Ndiaye Cheikh Tidiane ñooñu ils sont compétents ma commencé ci Magaye social boobu nuy wax kan moo ko ci njëkk Mansour Ndiaye social bi ci la dëkk Cheikh Tidiane bu demee ku day ni sëñ Moustapha Sy jël ak kuréel jox ko jubam moo tax ak manduteem kon ñooñ defe naa ni war nañu mën a gérer dëkk bi ak équipe bi nu àndal li ñu bëgg daal moo mu jeex ci dëkk bi te dina fi jeex ci kàttanu yàlla bu nu yàlla mayee ndam mooy maire bu taxaw naan mën a dina fi jeex lépp loo nga xam ni dañ koy def danañ ko teg sur la table ji ñaan yàlla jàmm yàlla nañu yàlla sunu borom defal jàmm ñun jàmm rek lañ bëgg bëgguñu leneen pour xam nga bu nee politique am na ay doomu aadama yoo xam ni dañu yaakaar ni politique xaste la non pour rappeler encore waa askanu Géoul politique du xaste ñun xasuñu kenn ñun kay dañuy xas ñuy muñ mais xasuñu benn doomu aadama bu soobee yàlla daal li ñuy fàttali njaboot gi ak bépp askan wi ak képp ku fi war a wotee bu le 23 janvier jotee ñu may carte yi Yewwi Askan Wi vraiment defe naa ni daal
en gros daal loolu laa amoon ci lu may wax wasalaam jërë ngeen jëf. waaw asalaamaaleykum mbokk Ngumba ak li wër Ngumba yëpp ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen sant seen taxawaay si élection yi ñu jëm man na maa ngi tudd Ngone Diop nekk coordinateur taxaw Sénégal fii si commune bu Géoul bokk ci Yewwi Askan Wi ñun nag tey dañu ñëw pour wax ak waa Ngumba en tant que chargé des élections ñuy ñaaxaat ñëpp di ñaaxaat nit ñi di ñaaxaat surtout la jeunesse ak les femmes jigéen ñi ñu jàpp ci mbir bu baax a baax parce que am na lu am solo loo xam ni ci suñ réunion yi def si génn mooy que benn jigéen moo ko wax sunu soxna la mu ni bu dee ki fi nekk maire moom rek la Géoul yaakaar kon jigéenu Géoul liggéeyuñu loolu nag bëgg naa ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax loolu message la boo xam ni képp kuy jigéen war na ci bàyyi xel. beneen bi mooy que Géoul surtout la jeunesse bi ñu juddoo ba léegi kenn lañ xam kenn kooku ñu xam aussi dimbaliwu leen ci seen forme liggéey jàng bi ak la santé. donc ñoom am nañ part de responsabilité ci élection bii ñu jëm kenn warul toog pour seetaan parce que c'est pour 5 ans encore yàlla may nañu chance ñu dund ci jàmm ba egsiwaat ci échéance yi ñuy ñaan yàlla àggale ñu ci ñu jëfandikoo suñu xel ak suñu xalaat ba mën fi jëlee li nga xam ne si moo fi nekk ndax nag Géoul dañu sonn ci ñett yi li ñu sonn mooy sonn nañ ci tas kër yi sonn nañ ci jaxase famille sonn nañ ci saaga yi donc loolu kenn ku ne am na ci responsabilité donc ñuy ñaax vraiment Géoul waa yépp nga nekk ci diaspora bi nga nekk Géoul nga nekk à l'intérieur du Sénégal ñu ngi lay invité le 23 janvier nga def sa kem kattan pour ñëw voter ci à Géoul parce que responsabilité la. beneen bi mooy que mu ñëw ci jouru élection bi ñuy ñaan waa Géoul ñu dem ci ak xel ak teey parce que élection day passé donc ñun ñu ngi ñaax suñu ay représentants di ñaax suñu waa coalition yëpp ñu jiital jàmm jiital xel bureau de vote yi ñu gérer ko ak intelligence parce que lu ne mën naa am mais nag bu boobaa nañu jiital suñu xel jiital suñu intelligence ba fexe lépp loo xam ne si loi et règlement du Sénégal daf ko maye mais ñu mën koo saytu mais ñu mën koo doxal ba mu mat sëkk. def naa ni kàddu gi foofu laa ko yemale maa ngi ziar ñëpp di sant ñëpp je dis vive Géoul vive la coalition Yewwi Askan Wi merci. merci tout ak sa sant ñi fi teew ñëpp. di nuyu waa Ngumba yëpp ñu seetaan ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan à travers Géoul Art donc di sant yàlla bu baax ba ñu yàlla mayee tey ñu fekkee bis bi di évacuer di wax suñu mbébét bi nga xam ne moom lañ tàmm pour Ngumba Géoul à travers la coalition Yewwi Askan bi nga xam ne si tonton Magay mi moom moo ko jiite ak ñi mu àndal ñëpp man mi ma bokk si keneen ak keneen bokk si ay doomu Ngumba dañuy sant yàlla bu baax ba ñu yàlla boolee aussi si équipe boo xamante si tey jii dañoo crédible dañoo dynamique dañoo am jaar-jaar dañoo dëggute dañoo maandute dañoo aussi bëgg seen dëkk parce que tey jii ñi fi jaar ñëpp wax nañ ko tey boo xoolee si suñu ginnaaw si coalition bii nga gis nii si kii boo si xoolee kenn ku ne rek waa Ngumba mën nañ koo doylu pour jox ko dëkk bi soo xoolee si tamit ñi nekk si salle bi ñëpp nga xam te si kenn ku ne ak ñi fi nekk ñi fi nekkul ñëpp waa Ngumba mën nañ leen a doylu jox leen dëkk bi dañuy sant yàlla aussi bi ñu xam ne si ñun ñëpp am na yàlla may nañu ñu fàtte suñuy bopp xool ni intérêt Géoul moo ëpp solo ko intérêt particulier yi bañ jiital tonton Magay bii di ñaan yàlla tey jii bis buñ génnee si élection yi suñu coalition bi yàlla def mu jël Ngumba te ñu teg ko si charte yoo xamante si pour doxal dëkk bi am nañ si yaakaar parce que ñi si jiital doyloon nañ ñu te waa Ngumba xam naa doy nañ leen donc su may ñëw si suñu tey ji lañ fi indi tey muy programme bi nga xam ne si moom nañu war a divulguer par rapport ak population Géoul
programme bi bu ngeen ko liiree xam naa ne fii ak ay fan yéen ñëpp da ngeen ko am yéen waa population Ngumba su ngeen ko amee ngeen xam ni lépp pàcc yoo xam ne si yëpp Ngumba intéressé nag dënk nañ ko si programme bi expliqué nañ si lépp li nga xam ne si fa lañ ko mën a jaarale lépp li nga xam ne si moom ngeen war a xaar si tey jii seen i njiit te tamit si programme boobu waa Ngumba gépp jox nañ leen seen nopp déglu nañ leen ba tënkal nañu seen i mbébét tënkal nañu li nga xam ne si problème yooyu lañu am rencontré tënk nañ lépp si benn programme boo xam ne si incha allah fii ak ay fan dana am à votre disposition ngeen mën koo lire mën koo jàngat te xam ne da ngeen si gis seen bopp. si biir programme boobu aussi amul benn domaine bu ñu bàyyi parce que fii boo xoolee Ngumba bàyyi na loo xam ne si dañ leen a fàtte mais ñun jàpp nañ ni Ngumba ñëpp ñoo ko bokk jàpp nañ ni Ngumba waru ñoo jël kenn bàyyi kenn jàpp nañu Ngumba quartier yëpp ñoo bokk yam jàpp nañu Ngumba xale ak mag ak ndaw ñëpp ñoo si bokk yam ñun Ngumba man su ma woo si turu jeunesse bi ñun Ngumba jeune dañ ñoo fàtte Ngumba jeune dañ ñoo bàyyi te ñun programme bi nga xam ne si tey ji tënk nañ ko programme bi nga xam ne si bëgg nañ koo jox waa Ngumba yaakaar nañ ni jeunes yi am nañ ci parti bu wér jigéen ñi aussi am nañ ci parti bu wér donc tey jii ñun jeunes yooyu ñoo war a jël nag notre destin en main ñun jeunes yooyu ñoo war a xam ni tey jii am na ku ko wax sànq biñ juddoo lañ fi fekk kii fi yàlla teg tey jii ñun jeunes yooyu responsable nañ ñun jeunes yooyu màgg nañ xam nañ xàmmee nañ ràññee nañ ñun jeunes yooyu xam nañ li ñu bëgg dëgg-dëgg ba xam nañ ñii fi nekk li ñu bëgg noonu mun ñu koo defal parce que ku la deful 19 ans bu naan la joxaat ma beneen 5 ans nga war a xam ne kii da lay nax ñun jeunes yooyu tey jii ñoo war a dag taxaw xam ne tey jii bis bii élection yi ñu jëm c'est notre destin qui est entre notre main et ñun waruñu rëcci parce que soo xoolee si biir coalition bii ñu xam ne mooy Yewwi Askan Wi xoolal ñaata jeunes ñoo si nekk xoolal ñaata jigéen ñoo si nekk xoolal Ngumba gépp maillage bi mën na sëkk couche yëpp lañ jël en compte donc nga xam ne kon ñun suñu programme dafa tënk ñëpp dafa yee ñëpp dafa jublu defar pour defal ñëpp ñun jeunesse bi nga xam ne man à chaque fois moom laay incité parce que tamit nag dafa jot nag ñun Ngumba ñun jeunes yi nag ñu jug dafa jot nag ñu xam ne nag tamit suñu papa yi fi nekk tey jii nga boobu ba léegi ñu ngi doxal jot na nag ñu dem may ñu nag noppalu ji nag ñun jeunes yi ñu ñëw jeune nag baax na waaye tamit mën nga jiital mag moo tax nañu jël nag suñu yaakaar gépp ginnaaw yàlla si Ngumba dénk ko tonton Magay mii ak ñun ñi nga xam si moom la àndal ñun jeunes yi ñu nekk si ginnaaw di ànd ak moom di ko jàppale dañ ko guddil dañ ko bëccëgal waa population Géewul dañ leen di promettre leen dañ leen guddil dañ leen bëccëgal fépp foo xamante ni si seen soxla taxaw na fa dañ fa taxaw fépp foo xamante ni si am ngeen fa jàngoro dañ fa taxaw fépp foo xam ne si am ngeen fa soxla dañ fa taxaw parce que coalition bii ma gis jaamu soxla waa Ngumba moo ko tax a jóg intérêt particulier taxu ñoo jóg parce que su doon intérêt particulier kese duñ def coalition su doon intérêt particulier kese mën naa taxaw ni damaa bëgg comme ni ko samay naataangoo tax bëgg a taxawee benn ngoon taxaw Cheikh Tidiane taxaw Abdou Fall taxaw ñoom ñëpp ñu taxaw ni damaa bëgg mais ñun suñu intérêt particulier taxu ñoo jóg intérêt Ngumba moo ñu tax a jóg moo tax ñu def si coalition métti na nag waaye waa Ngumba nañ am ni nañ gëm ni ñun suñu coalition bi lu dëggu la si ñun coalition bii liggéeyal moo ñu tax a jóg parce que ay parti moo si nekk ay kilifa ñoo si nekk ay xale ñoo si nekk ñuy ànd boobu la yàlla duñu suturaal tey jii innovation la ñuy indi programme yaakaar naa ni ba ma xàmmee ba léegi mosuñu dem élection ñu naan ñii nan seen programme wala ñu définir da ngay dem di joxe ay 5000 ay 10 000 ñu lay voteel ñun nag yaakaar naa ni ñun nekkuñu si loolu ñun yaakaar naa ni lañ leen gëm mooy ñëw taxaw population bi ni leen ñun suñu programme yi nii lii lañ leen bëgg a defal bu ngeen ñu falee population bi nag ñoom ñooy xam lu ñu bëgg ba xam ñii li ñu wax doy nañ ñu wala doy ñu te yaakaar naa ne képp ku ràññee képp ku xam programme bi ñu la jox dan la war a mën a doy pour que tey jii nga mën a fal waa Yewwi Askan Wi jàppaa naa ne aussi waa diaspora bi ñoom tamit nekkuñu fi de waaye seen i mbokk ngi fi seen i papa ngi fi seen i yaay ngi fi seen i doom a ngi fi nañ leen woo ñu ñëw jàpp si waa Yewwi Askan Wi parce que ñun tamit suñu programme waa diaspora bi dañ leen di insérer si biir dañ leen di fekk ñu participer pour que ñoom tamit ñu indi seen pierre à l'édifice pour le développement de Géewul parce que kenn mënut a wax développement de Géewul te ba fa nga fàtte waa diaspora bi kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di lancer waat un appel di leen wax ni leen na ñoom ñëpp nañ ñëw ñu participer si développement de Géewul na ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak waa coalition Yewwi Askan Wi ñu ko defee tey jii au soir des élections ñu xam ne ñun kat waa Ngumba jox nañu kàddu ñu jaamu leen fas yéene di leen liggéeyal si juróomi at yi di ñëw fas yéene di leen liggéeyal si beneen mandat bu ñu joxaat te xam ni yàlla xam na ni bu ñu fi tegee daañu xam ni roy du nuroog pire ñoo leen sant ñoo leen gërëm jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam man na madame Wade Sadio Traoré bokk ci coalition Yewwi Askan Wi Ngumba di rafetlu nag programme bi ñu fi présenté tey pour la première fois ñu présenté ñun waa Ngumba programme
bépp politique bu ñu fi mës a def dañ koy tâtonner rek mais tey dañ ko teg ci ay base di wóor teg programme bu leer te wóor ku ko bëgg demal internet nga xool bu la doyee nga voter leen parce que programme bu mel ni mosu fi am pour la première fois ki ñu jiital nag tan muy suñu njiit nga xamante ni si moom lañ def suñu monsieur le maire muy monsieur Magaye Gaye ñoo ngi koy gërëm di ko sant ñun waa coalition bi parce que am na sens écoute xeebul kenn ndax nit boo koy jiital dafa am lu mu lay ëppalee njiit day am lu mu lay ëppalee lim ñu ëppalee nag lenn la mooy xeebuñu yàbbuñu jiital nañ ko mu wekk ñu te loolu mooy li ëpp solo parce que nit bu fekkente ni si da nga ko jiital mu wan la ni lépp mën a da ngay gis sa bopp nga dellu ginnaaw dëkk bii ngeen di wax li ka sooxe yëpp mooy benn di ta fi nekk di buur di bi mu ñu bàyyi koog lépp waa Ngumba croiser les bras bàyyi koog moom comme mën na mu def loolu moo tax Ngumba suuf benn loxo nag mënul dara benn lam du tàcc te moom dafa ñëw woote doomu Ngumba yëpp pour ñu ñëw jàpp ci liggéey bi xeebul kenn kuy dem di lobboot nag bu amee oto yóbbaale la li mu amas néew mi ngi koy bokk ak waa Ngumba ñëpp di ci teg seen bët kon nag tey bu taxawee ni damaa bëgg Ngumba droit am la lu war la lu mën a nekk la te waa Ngumba nañ ko ci fekk si jàppale ko parce que lu leer la teg lu wóor la teg moom sorxawul dara jigéen ñi nag sama mbokk jigéen ñi maa ngi leen di woo pour ngeen ñëw jàppale coalition Yewwi Askan Wi ndax mooy coalition bu baax bi nga xamante ni si ku ñëw di nga ci gis sa bopp parce que li ñu war a bàyyi ñun jigéen ñi mooy ay xaalis ay 5000 ak 10 000 francs yan lay jox boo ko diviser par 5 ans yi nga xamante ni si moom la fi maire bi di toog matul juróomi dërëm par bis jël leen seen calculette kon nag nit yaakaar naa kenn du ko jënd ci ay junne wala ñaari junne xar mu baax sax jaratul 20 000 francs kon nag buñ lay jënd dana fekk ñu jënde la lu ko jar su fekkente ni sax amoo ngor bu toll ni jël sa carte nag nga jaay ko toogal 5 ans nga nopp def pause bul waxati luñ la teg rek tegoo ko bu dund gi seeree neel merci boo demee hôpital mënoo faju neel merci lu la dal rek xamal ni sa junne boobu ñu la jëndeloo moo la tënk kon noppil ba juróomi at yi passé nga mën a waxaat leneen lu ñu mën a dégg nit ki da ngay di am ngor am diine am l'islam gëm sa bopp te xam ni lii ñu lay jox nii mënulaa jënd képp ku lay tegal na la tegal programme bu leer te wóor nga gis ci sa bopp ñun jigéen ñi ku ne xam nañ dañ ñoo laisser en rade boolew ñu ci dara Ngumba gi fii li ñuy doyee mooy heure dem jot ñu jepp ñu ci ay car ba mu fees dell ñu dem tàccul leen organiser leen ñu pare sànniñ ca naaj ñëpp tension nañ ñëpp am nañ feebar ndax naaj bu tàng bi ñuy toog kon nag nañu seet yàlla ak yeneen sama mbokku jigéen ñi bu ngeen dee votel nit ngeen votel ko sur programme ak lam leen nar a defal ak lam leen dig ta bañ ko defal votel ci loo xamante ni si dangaa voté rek ndax diwoo ma neex diw ay bëtam moo ma neex diw ay tànkam moo ma neex loolu boo ko votelee ndax nit bu ëllëgee di nga wiccax sa loxo juróomi at nga toog di ko jooy te doo gis ko la ndax wasalaam. am nañ programme yoo xam ne si pour aller chercher des partenaires pour aller chercher des gens yoo xam ne si ay doomu géew lañ yoo xam ne si tey ji dinañ mën a dugal seen loxo si géewul à travers aussi la création de certaines structures ici à travers aussi ay subventions à travers aussi des actions yoo xam ne dinañ mën a doomu géewul gis seen bopp mais l' essentiel mooy si fonds yi ñu am si budget yi ñu am dañ si jéem a def de sorte à ce que population géewul gis seen bopp domaine bu ne mën see gis seen bopp. man dafa am lu ma soxal géewul léegi mi ngi yàqu léegi parce que foo xool yéen a ngi gis butéelu sàngara foo xool tamit souvent tamit ñu ngi dem ci tax ay xale yu toy yàmba yéen ñi defar ci yéen c'est-à-dire lan ngeen di man loolu c'est-à-dire lan ngeen ko def pour xeex li mel noonu. parce que vraiment Ngumba léegi mi ngi yàqu quoi. loolu du cëru Ngumba. parce que Ngumba ku ko xam ko si dëkk diini. Ngumba ku ko xam ko si dëkk boo xamante ne si tey ji ñun ñëpp dañuy xool maanaam lan moo am manque de sécurité mi ngi si lan moo am mooy politique manque de politique de jeunesse mi ngi si parce que tey jii xale boobu nga si amul lenn lu muy def lu dul toog bu xëyee suba du am lenn lu muy def dem toog lan lay xalaat dem tey jii lu muy toog wala lu muy naan mais personne boobu tey jii su fekkee ne am na loo ko xam si dana ko tënk wala am na loo xam ne si bu xëyee suba xalaat na ni man mi war naa dem liggéeyi fii wala mën naa dem defi lii yaakaar naa ne loolu dana wàññeeku insécurité bi aussi ñu jéem a xool nan la ñuy defee wàññeeku insécurité totale bi wàññeeku éclairage bi gën a am parce que fi ñu koy far di defee boo fa demee lëndëm total moo fa am dafa crise donc tey jii bu fa lamp yi demee insécurité ñu gën ko xeex yaakaar naa ne loolu yëpp dañ ko mën a dem di woo aussi suñu jeunes yi ñu gën a conscience yi tamit am na loo xamante ni si tamit nit ki moom moo koy sàmmal boppam nit ki tamit moom moo koy nefal boppam mais ñun dañ leen accompagner à ce que le maximum possible ñu mën a réduire loolu. waaw Mansour ñu gis li nga xam ne moom mooy Yewwi Askan Wi ñu gis élection 2019 yi bokkul ak élection yi nga xam ne ci la ñu jëm
ndax bi dañuy xam exactement kan moo nekk maire ñu gis Yewwi Askan Wi boole ki nga xam ne moom mooy Mansour Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Magaye ci li nga xam ne te ñu xam ne Magaye mooy seen nit ndax moo tax Yewwi Askan Wi bëgg a boole ñaar yooyu. waaw Yewwi Askan coalition la coalition parti yu bëri ñoom fi ne PUR mi ngi si Taxawu Dakar mi ngi si Pastef mi ngi fi leneen mi ngi fi PDS ñu bëree bëri ñu ngi si donc pour ne citer que cela donc lan moo tax ñu def ko parce que dañoo doy parce que ñun ñëpp ku ne li ma wax sànq ku ne mënoon na ko nekk mais moom jàpp nañu moom doy nañu pour géewul jàpp nañu moom li muy def as néew si géewul li nga xam ne si sont ses propres moyens la koy defee tey jii bis bu ñu demee ba jiital ko yaakaar naa ne waa bu doon si gën a gis boppam tey jii dañuy dem benn instant dañuy fàtte suñuy individualité jël ku nga xam ne intérêt équipe bi moom moo si am solo loolu lañ jiital ba jiital ko te moom mi ñu jiital de xam naa ni amuñu gàcce si jiital ko rusuñu si jiital ko tamit te xam naa duñ am gàcce buñ demee fii ak juróomi at taxaw population ñu ne ñun kat ki ñu doyoon bañ jiital ko mi ngi nii donc loolu moo tax ñu wóolu ko jiital ko ñun ñëpp ñu topp si ginnaaw muy man muy kenn ak kenn jàpp leen ñun ñëpp ñu ngi si ginnaaw monsieur Magaye Gaye pour que tey jii après élection yi bu jàllee ñu mën ko def en tant que suñu maire. waaw ñu gis ne li ngeen wax ne liggéey bi dafa daar jàmp na ci wàllu éducation bi ngeen wax ngeen gis ne ñi fi tegoon jéego éducation bi defuñu fi dara presque ndax gis nañ école yi wër nañ ko jafe-jafe ya fa am yéen tey ngeen jug pour lijjanti loolu gis loolu lépp ay millions la mais yooyu nan ngeen di def ba indi ko te yéen ngeen gis ñu ne da ngeen opposé wu li nga xam ne moom mooy pouvoir bi tey bu ngeen demee ba toog contre pouvoir bi naka ngeen def ba lijjanti mooy yooyu xam war a dem ci école yi te ay millions et des millions la. waaw xam nga comme ni ñu ko waxee sànq Alpha li ma répondre sànq si question bi mooy gumba am na budget aussi c'est-à-dire priorité lañ xamul gumba li mu am as néew nañ ko orienté si priorité yi éducation boobu nga wax tey jii ñun jàpp nañu ñun ngapte si kuy muy man muy keneen ak keneen si école yooyu nga wax am na leen si yàlla as tutoral as néew ñu koy def si biir école boobu tey jii bis bu ñu demee ba nekk si conseil municipal dana bokk si suñu priorité parce que sam suñuy doom ñoo fay nekk suñuy rakk ñoo fay nekk donc dafa war a bokk si priorité mais bu ngeen jàppee ni ba ngeen ko demee ba léegi est-ce que am na amélioration est-ce que tey jii boo jàppee ña fa def xam naa ne du waa conseil municipal ba dañ fa def as néew ay individualité ñoo fa def donc tey jii loolu tey jii ak parents d'élèves bi loolu tey jii nag dafa war a nekk loo xam ne si conseil municipal da ko war a jël en charge gën si bay boppam bay waaram parce que tey jii danger la comme ni ngeen ko waxee yéen seen vidéo yéen sax yéen a gisal seen bopp ñun expliqué wuñ ko mais loolu yëpp nag incha allah bu neexee yàlla waa ngumba bu ngeen ñu joxee seen kàddu incha allah yooyu yëpp dina jeex si ngumba dañ koy defee nag ñun xam nañ ko parce que ñun tamit ku ne tey jii kilifa ku ne tamit responsable nga ku ne xam nga ni tey jii yan moyen la ñuy def pour mën a àgg si yooyu yëpp te incha allah si kàttanu yàlla dañ si àgg bu neexee yàlla. voilà dernière question présentation bi gis nañ benn jafe-jafe ci côté diaspora bi ak côté lotissement bu Ngoumba Ngeewul da ngeen 40 ans lu siwuñ ko tey yéen boo leen jëlee maire bi loolu def Moustapha Sarr defar yooyu. waaw lotissement bi di nga ko waxee sànq si suñu vidéo bi rek gis nga ay nit bu ngeen di nekk soo demee ba mënutuma da nga naan mënuma jéem baax na trop waaye soo mënul da nga naan mënuma wala tey jii comme ni nga waxee la gestion participative nekk ñu si environ bi yaa Bandañ yaa Mourane ñoo ñëpp ñu ngi si mais tey jii nit koo xamante si su fekkee ne man li ma am doyul damay dem xool ñi nga xam ne samay naataango samay nawle lañ mën a waxtaan ak ñoom pour lañ may mën a may as tuut ñu may ma ko mu mën a def lotissement ba waaye su fekkee jàpp nga ne ngumba li fi nekk as néew nga bëgg koo def di révéloo nit ñi naan ay ñaata 43000 parcelles nañ loo xam ne dëgg il faut qu'on revient sur terre li nga lu mënta nekk nga naan mënta nekk waaye lii mën naa nekk ñu def ko ñun de duñ digee loo xam waaye lañ si mën a def yëpp si kàttanu yàlla danañ ko def parce que doomu ngumba yi ku ne da ngaa war a fa jot nga am kër dëkk ngumba am fi kër te si kàttanu yàlla incha allah bu ngeen ñu óoloo danañ def de sorte que yi benn ngumba doomu ngumba bu ne da nga mën a am kër fii parce que moom mooy suñu sutura moom mooy suñu sac incha allah danañ si baywaat bu baax a baax a baax. jërëjëf. asalaamaaleykum mbokki ngumba ak li ko wër man Magaye Gaye maa leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant man la Yewwi Askan Wi jiital comme tête de liste maire Magaye Gaye li tax ñu def ma ko tam dañoo am si man yaakaar wóolu ma xale yi ak jigéen ñi ak mag ñi ak ndaw ñi ñoom ñoo tànn ñëw si man ne ma yow lañ bëgg a jiital pour nga jiite suñ coalition Yewwi Askan Wi parti ko bokk yëpp ba pare tam maa ngi nuyu këru diine yi kenn ku si ne maa ngi lay nuyu sa sant si sa tur ak sa sant di tàllal samay loxo pour ngeen ñaanal ñu li nga xam ne moom la ñuy taataan suñ borom defal ñu ko si darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñuy ñaan bis buñ ko yoree da ngeen xam ne ñun ak ñi fi nekk bokkuñu te duñ bokk si dara parce que ñoom seen bopp dañ fay nekk si doole lañ fi nekkee tënk doomu aadama yi moo tax nun ñu ne Yewwi Askan Wi ndegam dañ ñoo tënk nun dañoo war a yeewiku boole si nit ñi nga xam ne ñi ngi si biir dëkk bi
nekk si li wër dëkk bi ba ci Europe ak li ko wër waaw bëggul kenn koo xamante ni kuy wane sa bopp nekk sa Europe bëgg fee indi dara pour jariñu ngumba du ko def da koy koñe waaw kon nag ñun tàllal nañ lépp loxo bàyyiwuñ kenn li may wax daal le 23 janvier yàlla nañu yàlla jàppale ban jël ndam li si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu laa si amoon lu may wax waaw